tey ñu ngi fii Cap Skirring Casamance Santé képp ku ne Casamance Santé xam nañ ki dafa di benn association bi nga xam ne mu ngi liggéey ci département Oussouye ci lépp li nga xam ne day jàppale xale jigéen yi côté seen njàng mais surtout nan la ñuy jàppalee xale jigéen yi pour que ñu mën a des école parce que gis nañ ni fii suñu dëkk bi département Oussouye grossesse précoce yi dañu bëri mais également gis nañ ni ki xale jigéen yi daanaan kenn jàngalu leen lu ñu ne santé de la reproduction maanaam ñëpp xam nañ ni jigéen am na fi ngay toll am na âge yi ngay am da ngay gis mbaax donc loolu soo ko gisee bu dee yow amoo ko la jàppale amoo ko la encadré mu woon la ni gis mbaax lu normal la du feebar du dara yow en tant que xale soo ko gisee pour la première fois da ngay jàpp ni feebar la parce que deret mooy gën ci yow or deret boobu lu normal la moo tax vraiment Casamance Santé mu yëngu ci loolu ñun fondation bi tamit ci loolu la ñuy liggéey dañuy liggéey ci wàllu éducation mais lépp li nga xam ne mun na nekk jafe-jafe pour xale yi jigéen yi mën a réussir seen jàng dañ ciy liggéey ñoom moo tax ñu invité ñu fii parce que tey dañuy recevoir am benn gan vraiment ñu koy ne Happy Afrique donc Happy Afrique dafa di benn entreprise sociale bu nekk fële Ngaparou bi nga xam ne tamit day yëngu ci lépp luy santé de la reproduction lu ñuy def pour permettre xale jigéen yi ak jigéen yi ñu am ay produits yu baax pour gérer seen menstruation maanaam suñu gisee mbaax nan lañ koy gérer et vraiment di leen proposer ay solutions di leen jox ay connaissances ay xam-xam yi nga xam ne dina leen amal njëriñ ñoom bu ñu ñëwee fii ci Cap Skirring ñu invité ay xale yi nga xam ne ay adolescentes xale jigéen yi nga xam ne dañuy yàgg di liggéey ak Casamance Santé ñu invité également ay responsables yu jógee ci école yi donc loolu yëpp pour vraiment gën a jàppale xale jigéen yi. gis nañ ni xale bu jigéen weer bu nekk war na gis règle d'accord donc kooku suy jàng parce que suy gis règle mun na ko yóbbu ba 3 4 5 jours. donc su gisee règle su amulee ci école bi li nga xam ne dañ koy jàppal dañ koy expliquer mais chaque 2 mois ku war a absenter 5 jours de cours xam ngeen loolu vraiment xale bu jigéen bi am na moins de chance de réussite que par exemple ñeneen élèves yi donc loolu yëpp mu doon li nga xam ne dafa baax ñun que ça soit suñu famille yi borom kër yi yaay yi papi yi grand frères yi grande sœurs yi ñëpp ñoo ci war a jàpp ñu jàppale xale jigéen yi encadrer leen woon leen nan la ñuy gérer seen règle woon leen nan la ñuy gérer seen baax parce que du feebar la lu normal la donc lu normal la dafa di li nga xam ne ça fait partie de la vie d'une personne et surtout de la femme donc fii bu ñu fi ñëwee dañuy def projection de film ñu woon xale jigéen yi vraiment ay scénario yi nga xam ne dañ koy dund par exemple gis xale bu jigéen bi nga xam ne gis na règlom dem gis yaayam jàppale ko wala mu wax ak papam jàpp ni kooku day fen donc yooyu yëpp xale jigéen loolu lañu fi gis tey ñu échanger ak waa Happy Afrique ak waa Casamance Santé ñu wax leen ni vraiment loolu dafa doon li nga xam dafa war a jeex dañu war a jàppale suñu doom bi dañu war a jàppale suñu rakk yi donc Happy Afrique nag ñu indaale ay outils ba pare tamit dañuy defar benn application bi nga xam ne soo duggee ci Play Store bi soo ko téléchargé donc di nga am information sur naam nooy gérer sa mbaax donc application boobu ñu ngi koy ne weer wi donc soo leen duggee foofu di ngeen ko gis donc mais également jox nañu ay xale jigéen ñi ay outils pour que ñu gën leen jàppale parce que ñooñu suñuy rakk lañu suñuy doom lañu donc ñun ñoo leen war a jàppale donc encore une fois mbaax du lu bon bépp jigéen boo feebarulee war nga gis sa règle war nga gis mbaax donc dafa jël li nga xam ne c'est très important ñu encadrer jigéen ñi moo tax daal ñu ngi rafetlu bu baax a baax di remercier waa Happy Afrique bu ñuy nekkee fële ca Ngaparou ñu jàpp ni war nañu mën a ñëw fii ci département aussi ou daanaka ci Casamance tamit xam-xam bu ñu yor outils yi ñu yor méthode yi ñu yor ñi mën ko vraiment indi fii Casamance pour que xale jigéen ñi mën si jot mais également di remercier Casamance Santé ak yëpp acteurs yi nga xam ne ñu ngi fii ci département bi di jàppale xale jigéen yi ñëpp xam nañ ni suñu yaay yi ñoo yor kër yi donc xale bu jigéen bu fi jàng ba mu tekki ci jàng jëkkëram jàng ba mu tekki ci jàng xam nga kër gi day neex moom su amee salaire 1 million keneen ki amee salaire 2 millions famille bi am 3 millions donc loolu day tax vraiment dinañu gën a mën a jàppale njàngum xale yi dinañ mën a encadrer xale yi
dinañu mën a développer suñu société. donc loolu kese la moo tax suñuy nee éducation des filles suñu nee nañu jàppale xale jigéen ñi seen njàng tout simplement pour que ñu mën a am société bi nga xam ne xale bu jigéen bi dina poursuivre ses projets dina mën a atteindre ses objectifs dina atteindre rêve am mais également xale bu góor bi tamit dina ko def. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa. Kabisu FM. tey li ñu fi indi mooy def benn atelier boo xamante ne dañuy wax ci cycle menstruel. cycle menstruel buñ koy wax dafa nekk loo xam ne wàllu règle wàllu gis mbaax te dafa nekk sujet boo xamante ne lu tabu la duñ ko faral di ko wax suñuy biir kër xale jigéen ñi dañ ciy am problème bu ñuy gis seen mbaax yan jumtukaay la ñuy utiliser pour gis seen mbaax ci jàmm bañ am benn problème comme ni ñu ko waxee sànq ci atelier des fois da nga dem école wala nga dem ci benn bërëb mu dal la fa doo xam léegi yow nan ngay def wala ndax di nga am ku la mën a dimbaleeg yooyu noonu donc pour mën leen a wan que ne gis mbaax lu bokk ci ñoom la ñu bañ ko ragal mën ko ñeme moo waraloon tey suñu teewaay fii en plus ñun suñu entreprise dañuy defar ay serviettes hygiéniques réutilisables lavables loolu boo ko déggee mooy jumtukaay yoo xam ne moom la ñuy utiliser moom la ñuy faral di def bu ñuy gis suñuy mbaax mais yoo xamante ne tey mooy gën a sakkanal parce que loo xam ne da nga koy fóot weer ko mën ko utiliser waat moo gën li ngay jënd di sànni pour environnement bi tey ji moo gën parce que bi ñuy jaay ci bu yenn yi dafay am plastique te bii loo xam ne c'est du coton bio nga xam ne moom la ñuy utiliser dafay baax ci seen wér-gu-yaram et dafay baax aussi ci seen poche yaakaar naa pour indil leen jumtukaay yooyu tey moo ñu fi indi en même temps tamit sensibiliser leen ñu mën a xam que ne ay règles du dara lu bokk ci ñoom la buñ ko gisul lañ war a tiit mais buñ ko gisee c'est normal dañ ko war a accepter et en plus de ça aussi y a une application boo xamante ni qui s'appelle Weer Wi day suivre seen cycle menstruel mën nañ ko am seen téléphone par exemple comme ni ma waxee woon sànq ba ngay dem voyage wala nga dem fenn tey boo dugalee sa information yëpp ci application bi dina tax balaa maa dem par exemple semaine prochaine bu dee war naa gis samay mbaax application bi dina ma envoyer message ne ma semaine prochaine normalement war nga gis say rek comme ça ma wut sama gànnaayu waale bañ a dem ba ci yoon bi mu may dal sama yére di takk ak yooyu mu mën a jël samay serviette dugal sama sac ak ni may defee samay protection. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa. dañu ñëw fii Cap Skirring ci benn atelier bu waa Casamance Santé organisé avec les jeunes filles leaders ci la gestion des règles, le bien-être féminin, gestion du cycle menstruel. loolu nag dafa di loo xam ne Casamance Santé yàgg nañ di ci yëngu depuis 2018 la ñu commencé di def ay plaidoyer di waxtaan ak nit ñi préparer affaire bi mais nag 2020 lañ ko lancé officiellement ak autorités religieuses autorités coutumières autorités administratives ak les autorités scolaires avec les élèves ak les ambassadrices ak les filles leaders. loolu nag dafa di loo xam ne lu am solo la ndax dañuy waxtaan ak xale yi ci mbirum mbaaxu jigéen jàppale leen ba nga xam ne bu ñu gisee règle du ñu paniquer waxtaan ak ñoom ci mbirum règle ndax wayjur yi am na ci ñoo xam ne dañ koy rusa waxtaan ak seeni doom. Casamance Santé nag ñëw génne briser tabou boobu pour que ñu wax xale yi ñu waajal leen préparer leen ba bis bu ñu gisee seen mbaax du ñu tiit ndax am na ñoo xam ne bu ñu seen premier mbaax dañuy tiit jaaxle donc bu ñu leen waajalee loolu ba pare ñi ñaax leen tamit xamal leen ni leen lii lu normal la ci dundu jigéen te bu mu doon ci ñoom gàcce te itam képp ki nga xam ne gis nga ko mu bett la ba nga xam ne keneen en général góor ñi bu élève bu ko loolu dalee école ba xale góor yi gis ko dafay rus day dem ba rus a delluwaat école ñi wax leen ni lii amul benn gàcce mais tam pour régler loolu ñi bañ di am surprise yooyu à l'école dañ leen jàngal won leen seen cycle ñi xam seen cycle xam seen bopp ba nga xam ne buy waaj dañuy xam ne xale bi day xam ne man fi ma toll nii sama cycle nangam la bien que xale bu jigéen bu ndaw jeune adolescente yi seen cycle en général du régulier normalement mais ñi xam ne au moins fii ma toll man sama cycle nii la
parce que dañ leen di jàngal ba nga xam ne dañuy xam ni man sama cycle 28 jours la sama cycle 24 jours la sama cycle 26 jours la parce que si ay ateliers yu ñuy def nii lañ leen di koy jàngale ba ñu xam seen bopp bu ko defee ñoom bu ñuy dem école dañuy xam ni mankat tey wala suba dinaa gis samay règles ñu mën a préparer wu def seen protection hygiénique ba nga xam ne bu ñu demee école du ñu am surprise te itam Casamance Santé mettre à la disposition des élèves ay serviettes hygiéniques yi nga xam ne c'est des serviettes hygiéniques lavables nga xam ne du cher ci parent bi chaque mois muy dem di jëndi ay kii dans le commerce tem di jënd yoo xam ne xamoo luñ ko defaree ak nu mu mel mais yii yu baax la yu adapté la yi nga xam ne qualité la àndal te dafa am ñu ko saytu ba defar ko mettre ko à la disposition des élèves donc ambassadrices yi ak fii leaders yi xam nañu fan la ñuy jëndee affaire yooyu fii Casamance Santé wala ci école bu nekk am na benn point focal wala benn ambassadrice ba nga xam ne yor na serviette hygiénique yooyu nga xam ne da koy mettre à la disposition des élèves donc lii lu baax la Casamance Santé mel na ni ñu ngi jouer rôle parents yi nga xam ne parents yi lii la ñu waroon a waajalee seeni doom te defuñu ko Casamance Santé mu ngi jouer rôle boobu donc atelier bi lu am solo la ci xale yi lu am solo la ci waaye day ñaax waajur yi sax yenn waajur yi nga xam ne daawuñu waxtaane lii seeni doom léegi dinañu commencer di ko def donc atelier bi lii mooy njëriñam c'est très important ñu ngi ci kontaan di gërëm waa Casamance Santé initiative bu rafet bi te di invité nit ñi ñu ñëw adhérer am na nag benn kii chaîne YouTube ba nga xam ne lancé nañ ko ñu koy wax weer wi boobu tamit dafay am ay épisode ay genre film yu ndaw yi ñuy kii yi nga xam ne day waxtaan ak parents yi ak xale yi ci mbirum gestion des règles. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Cassa. Kabisu FM. li ñu boole tey mooy dañu am partenaire bu ñuy wax Appui Afrique moo xam ne moom mooy yëngu ci defaru serviette réutilisable yi donc moom moo ñu tabb war ne ni daal dafa bëgg a lëkkaloog ñun pour ñu gën a mën a continuer yi liggéey bi gën koo fësali tamit donc tey ñu boolewaat suñu jeunes filles leaders yi boolewaat responsable de ñi nekk ci système éducatif bi parce que ñun tey fii ak depuis ñeenti at pratiquement ñu ngi ci CM ak lycée département donc ñu jàppoon ni tey waroon nañu mën a gën a ñëw ñun tam ñu convier leen ci événement bi tey on a les femmes aussi représentantes des clubs genre femmes bajjen gox yi relais communautaires yi ak certains surveillants qui sont dans les ñi nekk ci CM yi ñu ñëw daal fësalaat liggéey bi continuité bi nga xam ne moom la biñ ko entamé ba tey ñu ngi ci loolu moom la ñu ñëwaat tey pour gën koo mandargal ci bésu tey bi ak Appui Afrique ñoo présenté seen nouveau produit bi nga xam ne benn application la bi ñu teg ci réseaux sociaux yi application boo xam ne dina gën a mën a gën a yee xale yi gën leen gindi gën leen yiir ci seen melukaan bu ñu tolloo ci wàllu mbaax donc loolu la liggéey la bu ñu dooroon bu yàgg kon tey continuité la loolu moo waraloon tey suñu teewaay pour gën a mën a weccoo xalaat ñoom itam ñu won ñu seen produit bu bees bi ñu andi ñun itam ñu mën leen won xale itam bi ñu commencé ak ñoom ban taxawaay la ñu am jàngat giñ ci am ñu mën a ànd xool ñoom it tamit da leen di permettre nu ñuy gën a mën a seggaat liggéey seen produit bu bees bi xoolaat s'il y a des choses à refaire wala en tout cas daal defar la cette journée partage la journée xam-xam la journée yokkute journée mbégte message bi ma leen di lancer rek mooy ñu gën a xam seen bopp ndax ñun li ñu waxoon démb mooy tey moom la ñuy waxaat tey ñun suñu combat mooy fexe ba xale yi ñu xam ñu jox seen gëddu jigéen xale yi xam ñoom ñooy kan xam seen bopp xam seen taxawaay ci askan bi xam seen taxawaay ci société bi xam ñoom ñooy kan en tout cas ñun xale yi li ñu leen gungee boobu ba tey c'est les accompagner pour ñu am des valeurs sûres jigéen fit jigéen fulla jigéen fayda xool ni ngay doxalee xool loo xam ne bu ëllëgee kenn du la jéppi am taxawaay boo xam ne bu ëllëgee sa way dina doon way goo xam ne dootul fay mukk loolu daal mooy suñu message te ñoo ngi leen di ñaan te am nañu yaakaar ni ñii ñi nekkal yàlla dina def mbaax yàlla dina def ngëneel ci ñoom. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Cassa.